ni waxtu ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey lu aju ci mbiru coronavirus. ñu ne nag gulet réew yi féete fii ci Afrique ñu ne am na kenn ku ci am loole xewe ca diwaanu Égypte. jëwriñ bi ñu dënk rek lépp lu aju ci boobule wàllu wér-gu-yaram rek xamle xibaar bi. ñu ne nag dinañ def kem kàttan ngir taxaw lu ne mel ci jamono jooje nag kilifa yi jël nañ matuwaay yi nga xam ne rek moom la ñu fas yéene jël ngir ber kooku ca benn l'hôpital bu nekk foofee ca Caire ci jamono jooj ca réewu France. ñu ne nag am na rek kenn ku ci faatu muy ku njëkk rek ku amee feebar bi kooke nag di ab touriste chinois amoon juróom mu ngi jamono ji moom faatu na ci ki xamle xibaar bi de Agnès Buzyn di jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wërgu yaram ci réewu France ci jamono jooju fii ci Afrique. kilifa yi féete ci espace CEDEAO ñoom booloo nañ rawatina seen ministre de la santé ñun ñu bëgg rek mooy bokk xalaat bi nas say pexe yu leen di may tamit feebar boobu ñu def kem kàttan ngir fexe ba askan wi féete fii ci Afrique sowu jant mën a mucc ci li ne mel. li nga xam ne rek moo aju ci wàllu campagne commercialisation njënd wala njaay lu aju ci oignon bi ñu bàyyee fii ci réew mi ñu ne tàmbali na moo yemoo ak atum 2019 jàpp 2020. ñu ne nag atum ren ji soble soosé ñu bàyyee ci zone de Niayes fas nañu ko yéene jaaye lu toll ci juróom fukk jàpp juróom benn fukk ak juróom. ñu ne nag ñi nga xam ne rek ñoo nga agence de régulation des marchés ak commerçants yi tase woon nañ foofee ca commune Léona ngir waxtaan ci li ni mel. dinañ waxaat tamit coow lu judoon fan yi ci lu aju ci SAR syndicaliste yi génnoon fan yéene boo moyul fii ak i fan yu néew dinañ am ay jafe-jafe ci wàllu pétrole. loole nag mel na ni waa SAR weddi nañ ko ba mu set wecc nee na ñoom jamono ji jël nañ bépp matuwaay bu leen di may ñu mën a am koppar wala sax li nga xam ne pétrole bu doy nga xam ne fii ak i weer rek duñ ci am benn jafe-jafe. keneen ku leen di feelu di ministre des finances ñu ne nag bor bi ñu amaloon SAR daanaka rek léegi ñu jox leen ko ba mu mat sëkk ndax lu toll ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yoo xam ne rek fas nañ ko yéene fay rek fii ak i fan yu néew. loolu rek di firndeel ne jël nañ matuwaay yu war ngir fexe ba lii di SAR mën a wéyal liggéeyam ni mu waree. dinañ dem tamit ba ca diwaanu Koumpentoum askan wa génnoon tey rek di sàkku rek ci li nga xam ne mooy kilifa yi ñu jàppale leen ndax nee nañ jamono ji sonn nañu lool bu ñu xëyee rek dañuy yendu ngir mën a am ndox mu sell. joxoon nañ ci baaraam tuuma nag waa CGS di këru liggéeykaay boobu nga xam ne moom lañ dénkoon lépp lu aju ci wàllu ndox mi. ñu ne taxawu leen rek su ko mooy moom seen coono jooju du fa gaaw a jóge. ci njeexitalu xibaar yi nag dinañ wax ci loo xamante ne rek dinañ leen ko dëxëñal ci xibaar yi mbokk yi li mooy tënk ngeen taaxeelu tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi dalee na jàmm ci xibaar yi ñu door rek gudleet li ñu jàpp ne rek coronavirus moom yegsi na ci continent Afrique. loole nag ñu nemmeeku ko ca réewu Égypte. ñu ne nag am na ku njëkk rek koo xam ne dañu nemmeeku ne am na boobule feebar. ki xamle xibaar bi di jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram féete foofu ca Égypte. ñu demoon ji nag jël nañ matuwaay yu war ngir mën a ber kooke ànd ak jàngoro bi ci benn hôpital ci dëkk ba di def kem kàttan tamit ngir mën a aar ñi ci des. ca jamono joojee nag ca réewu France ñu ne nag am na ku njëkk faatu ci boobule feebar di ab doomu Chine nga xam ne rek amoon na lu toll ci juróom-ñett fukki at bàyyi ko woon Chine nag ñëwoon foofu rek ci réewu France ngir noppalu nag jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram di Agnès Buzyn yëkkati na xibaar yi rek ci jamono jooje nag ñu xayma woon ko ci lu toll ci fukk ak benn nit yoo xam ne rek am nañ feebar bi. juróom benn yi nag jamono ji ñu ngi hôpital ñeent yi des moom ñibbi nañ seen kër gannaaw rek wér-gu-yaram bu ñu àndal.
dal si fii rek wax ci matuwaay yi nga xam ne rek kilifa yi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wërgu yaram feeti ci réew yu CEDEAO yi jamono ji ñu ngi tase rek lu ñu bëgg mooy nasay pexe ngir mën a taxaw àndandoo rek xeex bi la feebar bés bu mu ne jug si rek mooy fexe ba seeni askan tamit bañ a am boobule feebar ñu teewlu njàngat bi ñu ti Fatou Bintou Konté defal. ndaje bu mag mi amoon fii nga xam ne moom moo di Bamako te jëmoon ci wàllu coronavirus bi nag démb la jeex fukk ak juróomi jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey li jëm ci wàllu santé ci état membre de la CEDEAO nag ñoom ñoo amaloon bi de réunion coordination te nag ñu tënkoon benn communiqué final boo xam ne ci juróom-ñetti poñ lañ ko taxawal ba tax ni bi réunion bi jeexee ñoom ñu décidé renforcer li nga xam ne moom moo jëm ci seen wàllu lëkkaloo seen wàllu waxtaan ak tamit seen wàllu collaboration ñoom état membre yooyee ngir mën a préparer li nga xam ne moom mooy épidémie coronavirus bi lee surtout nag ci wàllum collaboration ci diggante frontières yi lee ñoom ministre yooyu décidé nañu it renforcer li nga xam ne moom moo di surveillance ci ni ñuy duggee ci dëkk yooyu bu fekkee sax voie aérienne la maanaam avion yi la wala voie terrestre la wala it ci géej gi la ñoom ministre yooyu décidé nañu tamit gën a renforcer li nga xam ne moom moo di seen communication ak askan wi gën leen a xamle li nga xam ne moom mooy épidémie bi ngir mbetteel du leen ci fekk gën a renforcer it li nga xam ne moom moo di seen wàllu prise en charge ak tam seen diagnostic ba su fi maladie bi taxawoon tey jile ñoom ministre yooyu décidé nañu tamit taxawal benn plan boo xam ne dina leen mën a permettre ñu dékku bépp dépense boo xam ne état membre yi dinañ ko jànkonteel ñu bëgg it tamit promouvoir li nga xam ne moom mooy effort yi ñu fas yéene def pour mettre à profit lii di santé bi fii ci dëkk yooyu nga xam ne moom ñoom ñoo ko sekk ñu décidé it tamit taxawal ay mesures yoo xam ne dina leen permettre ñu gën a am xaalis mën a fournir li nga xam ne moom moo di médicament ñoom dëkk yooyee te it ay matériel ci laboratoire yi ngir mën a xeex li nga xam ne moom moo di coronavirus bi lee ñoom nag ñu décidé liggéey bu baax ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement chinois ñoom 15 pays états membres de la CEDEAO yooyu ngir ñu gën leen mën a surveiller li nga xam ne moom moo di état de santé seen nit yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Chine jamono ji ñoom loolu la ñu décidé. Fatou Bintou Konté ñu desandik mbiru wér-gu-yaram ak waa CMU juróom-ñaari at gannaaw bu ñu lancé boobu le programme ñu taxaw nag ngir xayma xool li nga xam ne jot nañ ko ci def ci mission bi ñu dañ toon ak li nga xam ne nees nañ ko gàgganti ci loolu nag jëwrin bi wala secrétaire général bu ministère du développement communautaire di Rachel Coly Boucal ñëwaat na rek ci taxawaay ngir ñu nama am ngir lépp ñu mën ko yàmbal ñu teewlooy kàddum ci micro Ousseynou Thiam. jafe-jafe yi ñëpp xam nañ ko maanaam dettu CMU bi xam nga initiative de gratuité yi nga xamante ne plan Sésame ak 0,5 ans yi ak césarienne yi nga xamante ne askan bi bu ñu demee ci hôpital bi duñ ko fay loolu CMU moo ko war a fay donc am na ay factures yoo xamante ne fayaguñ ko ba tey ciblage bi maanaam initiative de gratuité yi aussi ñan lañ ko jagal est-ce que ciblé nañ leen bu baax. Mutuelle de santé yi dañ ko jël pour ñi nga xamante ne ñoo nekk ci secteur informel bi te loolu seetlu nañu aussi ni que taux de couverture bi bëriwul noonu en tout cas fu ñu ko yaakaare woon egsi wu fa donc ak facturation yi ma doon wax sànq problème yi daal bëri na ba nga xamante ne il faut tamit comme programme bi def na juróom-ñaari at il faut que ñu taxaw seetlu xool nan lañ koy en tout cas évaluer nan lañ koy saytoo buñ ko saytoo aussi ñu mën a dégager ay solutions yi nga xamante ne dinañu permettre ñu egg fa ñu jëm. wax ci leneen rawatina xeetu xoxotal yi ñu nemeeku jëmale ko ci tuutànk yi loolu nag ki nga xam ne rek mooy Serigne Mor Mbaye di psychologue nee na foofu ñu xoolaat yarin yi ndax lu ci ëpp rek ci biir kër yi lay amee laata ñu koy mën a defee ci biti ñu ne nag kilifa yi nga xam ne rek ñoom lañ dénk boobule fan foofu ñu tamit ñu xoolaat. li nga xam ne mooy taxawaay bi bu ko defee ñu mën a aar yooyu leen ndaw Fatou Bintou Konté ak Mouhamed Dieng tase woon nañu ak moom. mi ngi bëgg a bëri temps yi te bépp way jur jaaxle na ci ki nga xam ne ab psychologue la mu di Serigne Mor Mbaye di ko ñaawlu teg ci teg di ñu xamal ni li ci ëpp violence sexuelle yooyu ci biir famille yi lay am te kenn du ci wax. bi mooy téeméer boo jël ñaar fukkaati ngi ma ci liggéey téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ba xale ba xam na ko sàkku te kooko am na ab cër ci xale bi cëru ndey cëru baay cëru niyaay cëru jàngalekat cëru sëriñ daara donc ci biir kër gi ak li ko wër ci la ëppee. ba tax ni nag faaw nag li nga xam ne moom moo doon yar ba maam ya daan def ñu delloo si ko et que it parents yi nga xam ne ñoom ñuy jeunes yi nag li ci ëpp faaw nag ñu éduquer leen parce que ñoom li jëm ci wàllum protéger seen doom dafa mel ni dañ koo tëli. benn kuréel yi tim du ñoo dof kuréel yi mooy waajur bi su fekkee ni du ñuy seetlu ci moom rek muy am doom ngénte ko loolu rek waaw loolu dafay doy waar ndax
du lool rek mooy waajur dafa weesu loolu waajur dafa toll ci ni xale bi da nga koo war a niital wan ko àdduna tàggat ay cëram nammat ay am xelam ba mu xam mooy kat lu mu war a def ak lu mu warta def ku mu war a séqal ak ku mu warta séqal kooku ab yar la boo xam ni waajur bu ne war nga ko mën a def waaye nag yar boobu moo ruus léegi da ngeen toll ci foo xam ni ndey ak baay dong ñooy toppatoo seen doom su fekkee ni du ñoo yaafus su ma nee yaafus mooy xamuñu li leen war nanguwu ñoo am jot gi. noppi ga xale yi di noppi nag ci violence yi nga xam ne ñi ngi koy faral di daj ci biir kër yi Serigne Mor Mbaye jàpp ne lépp rek ci yar gi la ndax fii ci Sénégal dañoo jàpp ne xale moom warut a wax wala warul nettali. parce que tout simplement vous avez gardé. Sénégal dañoo aadawoo di tiré gone muy bari wax bu fekkente ni dafa am jafe-jafe ak mag saa su nekk mag moomu moom mooy am dëgg kon ci gone googu duñ mës a jox dëgg gune ci kaw mag bu fekkente ni danga mag moomu saay-saay la man ma leen di tuddee ay tonton saay-saay ñu def gone yu lu métti di leen sàkkoog yu ñu mel naka ngeen bëggee kon gone googu wax ko. comment voulez-vous que l'enfant dénonce. moom psychologue bi nag jàpp ne faaw nag mu jot xale nag nekk li nga xam ne moom mooy acteur propre sécurité daa maanaam ñu dimbali ko mu identifier li nga xam ne moom mooy risque yii muy faral di nemmeeku ci wetam. loolu xam ngeen ni sàkku day lëmbaaji xelu xale bi day lëmbaaji xelam ci fànn yépp nag indil ko tiitaange léegi-léegi mu indil ko sax ndof gu ndaw li may wax ndof gu ndaw goo xam ni su fekkee ni waajur bi ràññeewu ko li ci ëpp léegi-léegi ñu ni kii de dafa yore rab dafa nag ñu yóbbu ko cal ko lu bari nag ci ak dundam ci ay tiitaange ak yàq xelam ci nu mu xarañe woon lu bari la ko yàqal mën na ko indi ci dof. ñu waxee ci leneen rawatina nekkinu ndongo daara yeeg jàngalekat yi ci daara yu kawe yi loole nag sumb nañ ci waxtaan ñu ci xalaat di waa SAES ak waa convention des jeunes reporters lu ñu bëgg rek mooy xalaat loo xam ne dinañ ko baaxee kilifa yi ngir gàgganti lenn ci lu ñu jàpp ne rek dafa laaj ñu xoolaat ko Pafara Ñing ak Jaafara Ba teewoon na seeni ndaje. jeune reporter ak universitaires yi daal di toog jàkkaarloo di waxtaan nag ci jafe-jafe yi ñemmeeku ci université yi nekk fii ci Sénégal ñu jàpp ne nag mbir mi doy na waar waa convention des jeunes reporters dañu bëgg a càmbar njàng mu kaw gi bu mun ci indi ay saafara. mooy waxtaanee li nga xamante ne mooy xew ci daara yu kawe yi am ay réponses enseignants ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci classe yi naam sax dégg ngeen ni gouvernement bi ak dogal bi mu jël ci début d'année bi maanaam orienté ñi nga xamante ne ñoo di nouveau bachelier yëpp ci université est-ce que tey université yi am nañ capacité accueillir li nga xamante ne moo di nouveau bachelier yooyu noonu est-ce que enseignants yi ñu ngi ci condition yu mu waree pour xool pour def njàng meeg njàngale bi ca na mu waree. étudiants yu bëri lool. ñàkk fu ñu leen dugal ba mën leen jàngale naka noonu ay professeurs yu leen jàngal loolu moo gën a nekk jafe-jafe yu fës ci njàng mu kawe gi. d'accord nañu ñun pour que université yi effectivement ñu orienté ji bachelier yi mais am na ay maanaam ay njumtuwaay yoo xam ne war nañ ko teg ci war nañu ko indi pour dimbale ko université yi pour que loolu ñu leen sas ñu mën ko doxal ni ñu ko bëgg doxale njàngalekat yu doyul loolu moo am université El Hadji Ibrahima Niass bu Sine Saloum boo demee ministre ñoom maanaam recteur bi joxe na date pour que ni enseignement yi dafa war a commencer le 17 mais ñun xam nañu bu baax ni le 17 mënul am njàngale parce que conditions yi réunirul. waa CGRS ak waa SAES ñoom nee nañ mbir mi gën naa doy waar te moo tax nag war nañ ci indi ay saafara balaa mu ëpp loxo. njàng bi soo jëlee ci suuf ba ci daara yu kawe yi dafa am problème su ñu waxee ordre pédagogique nag moom mooy est-ce que tey njàng bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci daara yi est-ce que méngóo naag li nga xamante ne suñu askan ak suñu dëkk loolu la soxla pour mën a développer wu. tey ci biir université am na ay jafe-jafe ndax d'abord université dañu nekkoon ci ay jafe-jafe ñu mag. ñuy jéem a xool nan la ñu génne ci jafe-jafe yooyu ren ñu indilaat ñu yokkalaat ñu ci ay jafe-jafe. ñoom nag daal di sëgg ci jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci université yi fii ci réew mi bu ko defee ñu mën a génn ay xalaat yoo xam ne buñ ci sukkandikoo mbir yi bu dañut dina wàññeeku. ab fëriñ ngi ñu dem ba ca diwaanu Caaroy rawatina ca marché ba foofee nag nemmeeku bi mooy yenn saa yi ñu ne rek cat bi moom des na lu bëri lu aju ci kaaraange naka noonu. nam na tamit lu neen lu ñu soxla rek te ay toilettes publiques ak lu aju ci wala assainissement noonu nag ñu ne
kilifa yu yees yi ñu fa tàbb di président bu délégué marché bi ak ki équipe am fas nañu yéene sol seen dàll rek ngir jël fa li ñu mel gannaaw rek buñ ko tàbbee ba noppi ñu teewlu ay kàddoom moom Talla Sall ci micro Asmalik Diop. nekk mu rafet lañ fi nekkee woon wax dëgg yàlla moom itam am na lu mu fi def mais nag marché bi daa des lu bari ndax ndox mi maanaam waaw ak leeraay bi ak sécurité bi yooyu yëpp dafa des kon maanaam loolu tamit la ñuy sàkku ñi nga xam te nii maanaam ci seen loxo lay jaar ñu dimbali ñu ci ba loolu maanaam moom la ñuy sàkku yàlla dimbali ñu ci ba loolu jooju aajo ñu faj ko waaw maanaam daal bu ñu sañoon daal bu tawatee ndox du fi des lamp yi itam man ñu yokk ko maanaam éclairage bi waaw ak itam waaye ba tey waaw yoon wi moom ndox mi moom mooy problème bi. loolu kan ngeen yaakaar bu def ci ay jéego pour saafara ko kan moo ko war a saafara. xanaa maire. waaw wala moo ci nekk taxawaayam lu mu ci wax. lan la wax ci loolu. moom déet waxaguñ ci dara nag parce que giseeguñu. waaw suñu demee ba toog ak moom danañ ko wax li ñu ko war a wax. ñu desandi ci marché bi wax ci traite njaayum soble si atum ren ji na nekk bi nañ campagne bi atum 2019 jàpp 2020 ñoom nag li nga xam ne rek moom la ñu jàpp atum ren ji mooy soble si ñu bàyyee foofee ca zone de Niayes fas nañ ko jaayee lu toll ci juróom fukk jàpp juróom-benn fukk ak juróom kilogramme bi. agence de régulation des marchés nag ci waxtaanam ak commerçant yi gannaaw ba ñu tase foofu ca diwaanu Léona rek ngir xool nees def ngir boobule campagne commerçant yi gis seen bopp Thierno Fall ci liggéey bi. ndaje mi ngi amee woon fii ci commune bu Léona mbooleem ñi yëngu ci wàllu mbayum soble teewee woon ko muy commerçant yi producteurs yi ak ñii di waa ARM ñu waxtaan nag ba juboo ci njëg yu bees yi nga xamee ni moom la ñu fas yéene jaayee soble bi nga xamee ni mooy bàyyeekoo fii ci ñaay bi. yàlla def na juboo nañu d'accord nañu ci prix bi fii ci ñaay bi soble boobu ñuy wax Orion di koy wax ngañ bay ñu ngi koy jaayee 250 francs le kilo fii ci Potou ak ci ñaay bi yëpp waaye tam beneen bi nga xam ne mooy ruus dampusta bi mooy soble nawet bi comme ni ñu ko xamee boobu tam d'accord nañ ci 325. ngir gunge baykat yi ci commercialisation bi waaye itam sàmmonteeg njëg yi nga xamee ni si moom lañ fi dogal ARM fas na cee yéen a jël ay dogal yu am solo. ci semaine bi dinañu génne arrêté ci matérialise prix yu ñu jàpp tegu ci ñu génne aussi arrêté lettre véhicule yi gunge leen comité de gestion yi ba ñu nekk performant ñu mun a gérer campagne commercialisation bi. am nañu ay table de filière buy réunir de temps en temps pour évaluer daaw bu ñu gisee marché bi fees na ba amuñu fu ñuy kii arrêté nañu 10 jours donc ren aussi interprofession mi ngi fi dinañu continuer def loolu ba campagne commercialisation bi baax. fii ci Potou ak li ko wër ren ji xayma nañ production bi ci lu toll ci 90 000 tonnes. ren nekk ba ñu xoolee jiwu yi xool jiwu ngañ bay bi ak jiwu sonsa bi ba ñu ko boolee daal ak hectare li mu war a jël ñu ngi xayma daal 90 000 tonnes lu mu néew nag dañuy yokkaat mbéy mi xam nga mbéy moderne bi léegi dafa gën a yaatu. dugg sib soble bi ñuy jëgaani bitim réew nag bi ñu ko dakkaleeg léegi toll na ci weer bu ñu sukkandikoo ci ARM nag mesure boobu daañu ko wëyal li fekk soble mbay mi ngi fi te ñu mën koo am ci marché bi ci njëg yi nga xamee ni moom la ñu dogal. Thierno Fall bu ñu jógee Léona dañuy dem ba ca diwaanu Mboro nekk ci département bu Tivaouane ñu ne nag askan wa daanaka lu toll ci ñetti weer gannaaw ba seen forage ba paane ñu nekk ci ay jafe-jafe yu metti ci loole nag dañu jaxoon baaraam tuuma këru liggéeykaay bi ñu duppee Astec Aquatec ñu ne nag maire bi sax yëkkati na ay kàddu moom dafa jàpp ne rek këru liggéeykaay boobee amul jumtuwaay yu war ngir séddale ndox mi ca diwaan ba nu mu waree Cheikh Anta Diop doxantu woon na fandoon ceeg say laatir takk woon lool fii ci Mboro doxoom ñaxtu bi nag ñu dooree ko ci quartier bi ñuy wax ngay 2 jaar ci mbedd yi jubali ci mairie bi ñi ci bëri rango ay morsoy xonq yëkkati seen kàddu doon mittalu ñàkkam ndox mi nga xamante ne am na ci Mboro góor mag ndaw ak jigéen ñoom ñëpp rango ay morsoy xonq di wax ne ñetti weer ngi nii de du benn ndox bu am Mboro forage bi dafa paan lu nga xamante ne depuis ay années 60 moo ñëwaat Mboro ci ay teen la ñuy rootee di suba ba guddi te jigéen ñi ñoo ci gën a sonn ñetti weer ngi nii amuñu ndox amuñu courant bu courant coupé ndox mi dem loolu xaw ma fuñ ko waa Aquatec dem forage dafa pan
yoon ñu coupure d'électricité fay ñu courant ñu coupé leen. daanaka dox nañ lu toll ci benn kilomètre jubali maire Mboro maire bi di Moussa Ndiaye jóge ci biiroom wàcc doon feelu ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon doxam ñaxtu bi. population yi nii dëkk bi gën nañ depuis 3 mois tooguñu 1 mois boo xam ne ñu marché yu ndax problème ndox ñëpp xam nañu ndox mooy dund kon autorité étatique yi depuis 2 semaines ñu ngi waxtaan ak ñoom pas plus tard que avant-hier OFOR envoyé na fi délégation waxtaan nañu ñu ngi leen di déglu mais population bi ak ñun daal doyal nañ ci Aquatech. nekkoon ab doxum ñaxtu boo xamante ne nag kilifa yi ñoom ñoo leen joxoon ndigal li ba tax na gendarmerie bu Mboro indi ay éléments yu takku ñu ànd ak ñoom di leen gunge ngir wattu seen kaaraange. Cheikh Anta Diop ñeneen ñu ne woon ci mbedd mi tamit di askanu Koupentoum ñoom tamit ndox mu sell la ñu bëgg ñoom nee nañ ay weer a ngi tamit gannaaw boo xam ne rek jafe-jafe wala fitna bu rëy la ñuy àndal ngir mën a am ndox rek askan wa féete foofu ca ñaane nag ñoom tamit dañu jàpp ne rek waa SOGES bi beneen kër bu ñu jox séddale ndox mi ca diwaan ba matalewul li mu waroon def ba tax na rek ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jël ay matuwaay yi war Moussa Omar Gueye ak Amadou Diadju ci liggéey bi. La SOGES dégage. jafe-jafe ndox lootal askan wi yeewoo ci Koupentoum ñu daal di gont amal benn doxu ñaxtu ba yegg ci préfecture daal di jël mémorandum jébbal ko kii di préfet bu département bu Koupentoum. bu ñuy wax ñun ñu ngi wax ci turu imam yi nga xam ne dañu nekk biir Koupentoum commencé ko ci imam ratib ci kàddum la ñuy wax ak bépp kilifa diine boo xam ne mi ngi biir Koupentoum lii nag dafa nekk problème boo xam ne nii ñëpp la intéressé. waaye wax dëgg yàlla ëpp na dayoo te SOGES ñun Asifor moo fi nekkoon Asifor ñuy jooy SOGES ñoo ñu SOGES kay moom kii na suñuy rongoñ fomp na suñuy rongoñ ndeke woo moo gën a pur. Hamadi Mbeng préfet bu département bu Koupentoum bi mu jotee mémorandum bi xamle na ni ñoom ñu ngi bay seen waar ngir nag daal di indi saafara ci jafe-jafe ndox bi nga xam ni bir na ni tar na lool ci askan wi. ñu bàyyi leen ngeen marcher dans la discipline dans la responsabilité mais aussi avec en tout cas beaucoup de calme ñu ngi leen si gërëm di wax ni problème ndox mi nag lu ñu yëg la te mosuñoo arrêté di si def ay jéego état bi si diggante bi def nañ fi 2e forage. tabax nañu aussi benn unité de chloration boo xam ni sous peu de temps su fonctionné loolu dina fi deñ définitivement te loolu yëpp aussi bi ñu ñëwee lañ ci taxaw ndax xam nañu ndox dafa war a set dafa war a sell dafa war a doy. ci jamono ji nga xam ne askan wi amal nañu doxu ñaxtu ci Koupentoum ngir jafe-jafe ndox yi nga xam ne ñu ngi koy jànkuwanteel ci nag la préfet yëgle ni waa SOGES société bi nga xam ne ñoom la ñu tuumal ñoo am jafe-jafe ngir yorinu ndox ci Koupentoum booba ña ngay xaar délégué yi nga xam ne ñu ngi bokkoon ci doxu ñaxtu bi bu ñu dikkee ñu waxtaan xool yan saafara la ñuy wut ngir askan wi mën a jot ci ndox mu sell te doy lool ngir nag ñu mën ci faj seeni aajo niñ ko bëggee. na dem SOGES na dem. Moussa Omar Gueye mu mel ni punde gi wéreegul rek lu aju ci livre bi nga xam ne rek kii di journaliste bi di Pape Alé Niang muloon na ko rek mu aju ci li mu daan duppee scandale foofee ca Kout ci ndoole nag ñu tuddoon ci Mody Niang ak Nafi Ngom Keïta nekkoon fii njiitul OFNAC ci loolee nag avocat yi layool Cheikh Oumar Anne bi nga xam ne moom lañ joxoñ baaraam tuuma ci luubal foofu mu ne nag ñooñee am nañ diiru fukki fan rek ngir leeral li nga xam ne rek mooy kaddu yi ñu dëxëñ ci biir livre boobu ko mooy rek yoon mën na dal seen kaw. Fatima Touré ci liggéey bi. Alé Niang Mody Niang ak Nafi Ngom Keïta jébbal nañ leen li nga xam ne nag moo di ab plainte ngir rek ñu daal di dem wuyu ji ca tribunal ñi def loole nag di avocat yi nga xam ne nag ñooy layool ki nga xam ni moo di Cheikh Oumar Anne nekkoon fi rek directeur général bu COUD bu ñu sukkandikoo ci kàddu avocat yi lee am nañ fukki fan gannaaw ba ñu jotee citation bi ngir rek daal di indi li nga xam ne moo di preuve ci accusation yi nga xam ne rek def nañ ko jëmale ko ci seen client gannaaw bi nga xam ne rek publication livre bi am na di scandale au cœur de la République le dossier di COUD bi nga xam ne sax journaliste bi di Pape Alé Niang moo ko bind jàmmarloo bi nag ci wàllum justice tàmbali na. Nafi Ngom Keïta posé na ay acte de complicité ci biir livre bi léegi nag moom moo tax ñu topp ko aussi pour complicité de diffamation boo tuumalee ay nit dafa am délai boo xam ne da nga war a indi lu koy firnde mooy maanaam 10 jours nga am avant audience bi maanaam avant le 10 mars ñoom dañu am 10 jours pour que ñu indi luy firnde
loo xam ne ñun lu ñu ne diffamation la ñu ne ñu preuve yaa ngi nii. lu jëm nag ci wàllum rapport OFNAC ñoom avocat yi li sax dañoo jàpp ni rek rapport boobee rek dafa limité ngir daal di dugal ki nga xam ni moo di Cheikh Oumar Anne. mais rapport bi dafa am benn insuffisance notoire mooy il n'est pas contradictoire mooy bu ñu koy defee xam nga boo ñëwee di nit da nga koy enquête da ngay def audit xool lim liggéey lan la baax na ndax baaxul boo defee sa constatation pare da nga ko war a woo nga laaj ko. ñoom avocat yi li ñu jàpp mooy ni acharnement bi nga xam ni am nañ ko ci seen client dara waralu ko lu dul rek fi mu bokk ci wàllum politique. bu dee nii lañ bëggee jëlee pouvoir bi mais pouvoir bi ko jëlee nii de yàq deru ni rek pour remplacer ko da ngay liggéey waaye xaste saaga sos am ay xale yu lay saagale rek loolu Sénégalais yi weesu nañ foofu. ci pàttali ci atum 2012 la ñu tuddoon rek Cheikh Oumar Anne ci wàllum njuuj njaaj jëm ci koppar bu toll ci 82 millions ci benn rapport OFNAC bu concerné rek COUD tey nag gannaaw bi nga xam ne nag dossier bi jébbal nañ ko li nga xam ne moo di justice di xaarandi rek mu def liggéeyam. Fatima Touré ñoo del si rek wax ci sortie wala sax kaddu yi nga xamante ne rek syndicalistes yi nekk ci hydrocarbures yi yëkkati woon nañ ko rek jëmale woon ko ci SAR ñu ne nag boo muyul fii ak fan rek dinañ am ay jafe-jafe ci ravitaillement maanaam lu aju ci pétrole bi ñuy jëfandikoo loolee nag fësal nañ ci ab communiqué ñu ne nag fii ki weer yu bëri rek am nañ stock bu leen may ñu mën a amal seen liggéey ni mu waree te loolu nag gis nañ rek duñ ci am benn jafe-jafe ndax marché bi jamono ji nee nañ daal maîtriser nañ ko bu baax a baax ci leneen lu ñuy wax rek aju itam ci jëwriñ bi ñu xam ne rek moom lañ dénk lépp lu aju ci wàllu finance addu tamit ci kàddu yi nga xam ne rek syndicalistes yi yëkkati woon nañ ko nee na nag bor bi nga xam ne amaloon nañ ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi aju ci 97 milliards ñu ne nag fay nañ ko atum 2019 li nga xam ne moo des ay impayés la yoo xam ne moo aju woon ci sous secteur hydrocarbures te nee nañ balaa 2020 di jeex am nañ jumtuwaay leen di may rek ñu jébbal ko ñi nga xam ne ñoo ko moom. del si wax ci PUDC ak liggéey bi nga xam ne jot nag def rek ci département Thiès jàpp Tivaouane jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci développement ak communautaire te woon foofe ca Notto Diobass Notto Gouye Diama ak Fandène ngir wax ak askan wi ci li nga xam ne rek doone na gisa liggéey bi ak la ñu jot a def ñu teewlu kàddu ministre Mansour Faye ci micro Cheikh Anta Diop. Notto ñu demoon lancer les travaux yi nga xam ni defar yoon piste boo xam ni mooy jóge Notto dem kër Oumar dem kër Malo donc mu nekk piste boo xam ni dana permettre juróom-ñetti dëkk nekk gox boobu yëpp mën a am ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy jaar. gox boobu li dafa nekk zone boo xam ni zone maanaam mbay la mu nekk activité bu am solo boo xam ni mi ngi fa doon am mais pour mu mënoon développer dafa amoon problème yoon tey jii nag yoon boobu dana tax liggéey boobu gën a développer dem ak dikk bi gën a baax gën a yomb dañ demoon Kër Mbir Ndaw dëkk boobu nag président de la République dafa mosoon jaar ba mu fa jaaree population bi génn ni ko ñun fii benn soxla dong lu ñu am muy problème ndox tey jii président nag saafara na loolu dénk mbir mi PUDC ñu lancer les travaux réalisation de ce donc système adduction d'eau boobu forage la château d'eau ak réseau de distribution pour un coût à peu près de 180 millions de francs CFA bi nga xam ne état Sénégal moo ko financé fii rek ñetti weer waa Kër Mbir Ndaw bu neexee yàlla daañu disposer ndox mais pour rappeler PUDC maanaam aussi ci échelle nationale ci dëkk Sénégal yëpp def na ci lu toll juróom-ñetti téeméeru forage pour le moment yoo xam ni pare na ñu ngi nekk en service ñu ngi wutaat yeneen yu nga xam ni danañ ko ci yokk pour que Sénégal maanaam wàllum ndox dootut amuñ ci problème lu ñu tees bëriwul jéego yu ndaw la te fii léegi 2025 mu soobee suñu borom daañu egg ci loolu. waa kër Daouda Cissé tey jii dëkk bi mu ne dana leer non seulement mbedd yi dana leer waaye kër yi daañu am courant boo xam ni borom machines yi daañu mën a liggéey borom les menuisiers daañu mën a liggéey les menuisiers métalliques daañu mën a liggéey képp koo xam ni da ngay am jumtuwaay boo xam ne da nga bëgg a liggéey soxla courant tey jii bis ni ko tey courant disponible na pour dëkk bi nga xam ne mooy kër Daouda Cissé liggéey gi mën a dox koom-koom yi gën a yokk ñu ngi jubluwaat ci électrifié waat lu toll noonu ci ay village ak ay dëkkuwaay. ci beneen ministre di Oumar Gueye moom lañ dénk lépp lu aju ci wàllu collectivité territoriale moom nag gannaaw bu mu doon présider rek ab CRD
mu ngi sàkku ci fonction publique locale maanaam li nga xam ne rek mooy conseil yi ñu dugal seeni programme lépp lu aju ci arrêté d'intégration maanaam ñu ne fii ak kii weer daal dafa bëgg rek ñi nga xam ne ñooy collectivités locales yi ñu jël matuwaay wala soxla yi nga xam ne seen personnel ñoom ñoo amee maanaam moo leen di fay ci loole nag mu ngi sàkku itam ci ñooñee ñu wàññi seen effectif ndax nee nañ bëri na ñoo xam ne rek ñu ngi seen personnel te daanaka seen njëriñ taxul mu bëri fa lool ñu teew lay kàddoom ci micro Alassane Ba. daanaka ñëpp ñëw nañu liggéey boobu nag pour ñu def ko faaw ñu farlu ci maanaam communes yi nga xam ni jëlaguñu seeni arrêté pour dugal ñi nga xam ni audit bi wax na ni mën nañoo dugg bu ñu amul arrêté modèle arrêté yaa ngi nii jox nañ ko gouverneur bu ñu xamul texte yi bu baax defar nañ document boo xam ni texte yépp mi ngi ci gouverneur donc loolu lépp mën nañ cee jot ndax li ñu bëgg mooy fii ak mars di dee arrêté d'intégration yépp ñu mën koo jël pour fexe ba fonction publique locale ñu intégrer leen. loolu du lu ma sos lu am la personnel bi nag wax dëgg yàlla boo càmbaree personnel bi nekk ci collectivité territoriale yi li ñuy gis mooy ñu ci bëree daanaka liggéeyuñu loolu nag war nañ ko xoolaat pour que collectivité territoriale yooyu gën a am investissement yu ñuy def wante du caagee ni ñu jël personnel yooyu dàq leen mën nañ leen organiser redéployer leen feneen wala organiser leen ñu am ay projets yu ñu liggéey pour mën ci suturlu mais problème bu am la boo xam ni faaw nag ñu waxtaan ci suñu biir pour trouver ko solution. wax ci rallye Budapest Bamako ñu ko doon amal at bu nekk ci diwaanu Mali ñu ne nag depuis 2018 fii lañ koy amale ci Sénégal rawatina foofu ca bët gànnaaru réew mi ca Saint-Louis li ko waral nag dañu nemmeeku ab ñàkk daal foofee ca Mali ba tax na rek kilifa yi amoon yéen rek toxal ko fii ñu ne nag loolee dina mobiliser at bu nekk lu toll ci juróomi téeméeri nit ak ñeent fukk ak benn yu bàyyeekoo ci lu toll ci fukki réew ak juróom-ñett ca Europe ñu ne nag atum ren ji foofee ca diwaanu Saint-Louis lu ko wër ñu ngi xaaraan tollut ci ñetti junniy touristes yoo xam ne rek fas nañu yéene bokk ci boobule programme ñu teewlu kenn ci njiit yi Moulay Zargan lay wuyoo ci micro Ousseynou Diop. ay touristes rek yuy voyageandoo ensemble ñu àndandoo partout. rallye bi dafa nekkoon turu Budapest Bamako mooy capitalu Mali foofu la nekkoon depuis 2003 mu nekkoon foofu ba Mali am ay problème am benn programme bu ferme duñ ko war a programmer duñ ko dépasser dañ ko war a respecter guddi ak bëccëg fu nu war a fanaan dañuy fanaan doo yoon ñëpp heure bu nu war a départ dañ koy départ ensemble. organisation yu ñëw Sénégal bii si benn si ñoom lu mu tudd Budapest Bamako buy jógee Hongrie avant dafa nekkoon Mali tey dafa changé parcours bi pour mu ñëw Sénégal pour la deuxième fois parce que première fois bi dafa ñëwoon 2008 pour essayer xool tey dañu réussir ba nu egsi presque 900 touristes 641 dañu jaar par yoon yeneen yi par route yeneen yi dañu jaar par aéroport par avion. ñu wax ci wàllu basket ak soxna yi ñu national féminin atum ren ji dina tàmbale rek loolu nag ñu fas yéene def ci ñaari phase ñaari édition maanaam gannaaw rek loolu li ko waral nag ñu ne yéex a dóor bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci programmation bi tax na ñu indi ci yenn coppite ñu ne nag terewul ñi nga xam ne ñooy AS Ville de Dakar ak AS Douane moom bokk nañ ci ñi nga xam ne rek seen taxawaay ñu ngi koy rafetlu rek ngir ñu mën a fës bu baax ci boobule compétition Cheikh Sadibou Diarra ak Ababacar Camara. week-end bi championnat basketball saison 2019-2020 bi dina door ci li ñu nemmeeku national 1 bu jigéen ñi dellu na si ñaari poule naka bu góor ñi. ñu dellu si waat si 2 poules yi mën nañoo peut-être recul par rapport ak ambition yi Sénégal am championnat bu professionnel ci góor comme ci jigéen mais boo xoolee mën ñu démarrer championnat. bu commencé mois de février ñu bëgg ko pare juillet wala août di def poule unique donc non seulement dañuy tardé suñu xoolee que terrain yi parfois du disponible. championnat ñaari groupe yi doon na nag liy wàññi jongante joueurs yi. day dévaluer championnat bi parce que
daaw amoon na niveau parce que boo joué 2 saisons 26 journées déjà joueurs yi dañuy nekk en compétition dañuy nekk en jambes dañuy mën a sax prétendre à des postes en équipe nationale à des places en équipe nationale donc su ñu ñëwee delluwaat ci 2 poules yi mën na am ñi nga xamante ni dañ doon am chance dem ci équipe U18 U16 U25 wala équipe senior yi bon duñ am visibilité boobu ñu leen doon war a gis. AS Douane ci góor ñi AS Ville de Dakar ci jigéen ñi ñoo nekk favori ci top 6 championnat yi. daaw Ville de Dakar moo gagné Coupe du Sénégal ak championnat donc naturellement moom mooy nekk favorite ren équipe yëpp moom la ñuy bëgg a gagné donc soo xoolee bi à part Ville de Dakar nga jël Dakar Université Club bi nga xamante ne ren renforcé wu na ci bëri am entraîneur bu bees boo xamante ni am na championnat muy El Hadj Diop am na Saint-Louis basket am na yeneen équipe yu topp seen ginnaaw ñu mel na ASFO mel na ISEC mel na Jaraaf ci góor ñi AS Douane la parce que AS Douane moo nekk 4 fois d'affilée muy gagné championnat bi def daaw doublé Coupe du Sénégal championnat wala jouer Basketball African League su jàllee AS Douane am na des équipes comme Duc ay Saint-Louis basket ay mel na Wakam nga xamante ni 3 ans 4 ans yi passé yëpp day nekk ci équipe yu jouer play-off. samedi bi la ñuy amal ubbite saison 2019-2020 basketball bu Sénégal Mbour Derklé ci jigéen ñi Duc US Rail ci góor ñi doon jongante yu gën a ràññeeku. Cheikh Sadibou Diarra cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.